dalal Cheikh Tidiane Gaye moom mooy conseiller bu secrétaire général Jamiyatu Ansaarud-Din sëñ Cheikh ñu ngi lay nuyu. waaleykum salaam wa rahmatullahi wa barakaatu sëñ Diarra maa ngi lay delloo nuyu di la fay. di jaare ci yow di nuyu ñi ngay liggéeyat fii yëpp ci groupe GFM fii. dañuy am mbégte dalal la rawatina li ñu war a waxtaanee ndax médiation boo xam ni jëmm ju tedd ji di Cheikh Mouhamadul Mahi Niass xalifa bu njabootu Niassène ak faydu Tijaaniya bi yëpp def na ko ca Soudan am ci ndam ndax ñëpp xam nañ guerre ba fa newoon Fanta Siro bi mu dem wax ba ñu nangu wéer gànnaay yi doomu Sénégal def loolu dañ ciy am mbégte ak fierté bu mag a mag a mag rawatina nag yéen ngeen war a waajal ñibbiseem su ma juumul tey wala démb sax lañ ko jàppoon. mais waa Nations Unies ñoo ko ne foog nga xaar. ñu sargal la nga doog a mën a ñibbi ba tax na ñibbisi bi ëllëg lay mujj doon. ñu dégloo si bismillah balaa ñuy dem ci secret médiation beeg nu mu demee ak xëy na fan la jaar ba ñoo xam ni ay fanweeri at a ngi ñuy xeex seen biir ñu mën a am jàmm. baax na jërëjëf sëñ Abdoulaye Der ñu ngi lay del beesal nuyoo. di nuyu ñi ngay liggéeyat fii yëpp di jagleel nuyoo suñu kilifa Cheikh Mouhamadul Mahi Ibrahim Niass. comme ni nga ko waxee léegi xalif de la fayda Tijaaniya xaadimul umma. buñ ko nuyoo nañ kilifa Medina yëpp. di sant yàlla ci invitation bi comme ni nga ko waxee incha allah bu ñu yàlla mayee jàmm suba la war a del ci Sénégal. incha allah waa Soudan bi nga xam ne ñoom la gane ji woon dañ koo jox vol spécial boo xam ne ci lay ñëwee fii Sénégal. biñ ci jokkoo ak kilifa réew mi aussi ñu may ñu. avion bi wàcc fii aéroport Léopold Sédar Senghor. parce que depuis ba mu demee taalibe yi yëpp ñu ngi tënku ci biir Jamiyatu Ansaarud-Din ci gannaaw président bi pour waajal teertu boobu. donc bi nga xamee ne dañ ko bugg a defal teertu bu populaire dañoo jokkoo ak autorité réew mi ñaan leen mu wàcc fii aéroport Léopold Sédar Senghor. moo tax may nañ ñu ko fii lay wàcc suba. ban heure. 14h. ñu ngi koy xaar. kon yéen a ngi woo taalibe yeeg bokk jullit yëpp. ñu ngi woo taalibe yi ñu daje ci aéroport Léopold Senghor. ñu ngi woo Sénégalais yi yëpp. parce que li tax ñuy oote mooy Sénégal moo am ndam. diine l'islam moo am ndam. te ñi dëkke Sénégal soit ñun bokk ci diine l'islam comme ñun wala ñu nekk ay Sénégalais tout court. parce que ndam lii comme ni nga ko waxee léegi ndamal doomu Sénégal la. kon baax na buy ñibbisi Sénégal yi yëpp dem teertu ji ko. ndax bu yàggul rek. bi fi Sénégal jëlee Coupe d'Afrique bi ñuy teertu ñëpp a demoon teertu parce que ndamal Sénégal waaw lii Coupe d'Afrique jàmm la yaakaar nañ nag ne Coupe d'Afrique jàmm la baax na waaye nag ab xalif général yaakaar nañ ne moom moo gën a fort Coupe d'Afrique surtout bu demee ci biti am ndam lu yem nii nga xam ne moom la am waaw naka la médiation bi demee waaw médiation bi ni mu demee d'abord ñu leeral ne ñoom waa Soudan ci boppam ñoo sabablu sëriñ bi dem foofu pour waxtaan ak nit ñi ndax jafe-jafe ya fa am parce que xam nañ ne Cheikh Ibrahim Niass. bëri nañu ko topp foofu. ay taalibe. bëri nañ taalibe. bëri na fa taalibe lool duñ dugg ci ay chiffres waaye am na ci ay téere yoo xam ne buñ ci demee ñu ngi wax naan jege na 8 millions. waaye dafa baax ñu indi taarixu. ñooñu nuñ toppee Cheikh Ibrahim Niass. muy benn Sénégal. muy xamoon nañ Nigéria. di kilifa Ghana amoon na fa mais Soudan buñ ko déggee. ni nga wax su ma la andilee taarix bi nag di nga xam ne. ndamal diine l'islam la parce que Cheikh Ibrahim Niass en tant que taalibe Cheikh Tidiane nekk doomu Sénégal nekk doomu Saloum nekk doomu Kaolack Cheikh Tidiane mii suñu sëriñ ñun ñëpp dafa waxoon ne ñi koy topp taalibeem yi ñëw après moom dina ci am koo xam ne moom mooy nekk détenteur li ñuy wax fayda Tidiane fayda Tidiane ya ci olof dañ naan mooy firi bëbb bu ñu doon wax français ñu ne affluve c'est-à-dire que loo xam ne nit ñi par vague la ñuy dugg ci diine l'islam dugg ci tariqa Tidiane d'ailleurs loolu la ko caractériser woon ne bu ñëwee loolu mooy mellal ne fayda bi ñëw Cheikh Ibrahim Niass moom nag en 1929 jëm 1930 dafa déclaré ne moom mooy ba borom fayda boobu moom la ko Cheikh Tidiane jox radiyallahu anhu alors bi mu ko déclaré ñii aussi muy def liggéeyu kilifa diineem ba 1937 mu nekk at moo xam ne année phare la parce que ci la dem defi aji farata ndax ajam bu njëkk la woon 1937 boobu nag dafa daje
ak ay kilifa diine ak ay kilifa àddina bokk na ci kilifa diine yi mu fa dajeet benn soudanais bu ñuy wax Abil Xaasim koo xam ne tijaan la woon ñu daje Màkka mais biñ dajee Màkka ñoom ak ñeneen ñu mel ni buuru Kano même année bi la ci la dajeeg Cheikh Ibrahima Niass foofa ñoom dañoo gisoon ne kooku Cheikh Tidiane doon wax moom la ñu dem beeslu ci moom seen tarixa Tidiane ñu yeesal ci moom bañ yeesloo ci moom également Abul Xaasim boobu noonu mu taqdim ko c'est-à-dire que mu def ko muqaddam ebal ko Soudan muy liggéey 1937 mais bi loolu amee année yooyu xam nga année 30 yi année yu jafe la woon mbir mi di doxe noonu boo à un certain moment Cheikh Ibrahima Niass yónnee fa beneen muqaddamam boo xam ne mauritanien la ñu koy wax Cheikh Al Hadi Ould Seyd Cheikh Al Hadi Ould Seyd doom la ci Mawlud Fall Mawlud Fall mi nga xam ne moom moo indi tarixa Tidiane fii ci Sénégal ku ko fi yore rek soo remonté sa branche bi ci moom nga jëm doomam jooj muqaddamu Baye Niass la Baye Niass moom la yebaloon Nigéria ak Soudan ak réew yooyu noonu yëpp pour que ñu fay liggéeyal fayda bi donc ñooñu ñoo fa liggéey boobu ba 1962 la fa Baye Niass door a dem en tant que kilifa diine d'ailleurs bi muy dem foofu mu ngi jóge ci benn tournée africain la woon parce que dafa jóge Nigéria ci dëkk bu ñuy wax Kano ànd ak premier ministre Nigéria de l'époque Ahmed Bello ñu dem Soudan bi ñu demee président bi moo leen accueillir ñu koy wax Ibrahima Boulit donc muy ngan goo xam ne ngan gu am solo la woon à part 62 boobu delluwut fa lu dul 1972 ñun ci liñ xam 1972 bi muy dellu foofa booba fekk président bi fa nekk mu ngi tudd Jaafar Nimeri waaw Gafaar Nimeri la waaw ñuy wax ne taalibe Baye Niass la woon moom ci boppam Cheikh Ibrahima Niass moo ko joxoon wirdu Tijaan 1972 xam nga certainement ne Cheikh Ibrahima Niass 1975 la ñu fàddu fii ci la dellu xëy bu ci boromam yal na yàlla yokk leeram te taas ñu ci barke allahumma amiin waaye ba mu delloo itamit mission bi dafay continuer donc relation bi comme juddu woon na relation Sénégal ak Soudan relation njabootu Cheikh Ibrahima Niass ak Soudan dafa continuer kon gis nañ fi mu jógee d'ailleurs bala ñuy yegsi ci visitu xalifa bi dama bëggoon rek nga may ma wax ne 1999 Seyda Mariam xaadimatul Quran bi ngeen xam Sénégal ak Soudan seen relation xawoon na am ay jaxasoo tuuti bokkoon na ci ñi dox jàmm ko ñagas yooyu ñu romb ko kon xam nga ba léegi mission bi mu ngi continuer mais mieux 2008 suñ sëriñ suñ baay Cheikh Mouhamadul Mamoun Ibrahima Niass mi ngeen xam certainement moom itamit président Abdoulaye Wade sollicité woon na ko fi pour mu dem Soudan doxali ko fa tànk jàmm yu mel nii mu defoon fa ngan gu yàgg ngan gu am jeexital ngan gu am solo presque def na fa 2 mois daanaka mu bugg a ñib si gars yi téye ko fa ba mu yàgg fa lool ne doyaluñu donc da ngay gis ne bii Seyda Mariam moom dafa doxoon jàmm diggante Sénégal ak Soudan bii président Abdoulaye Wade moo sollicité woon sëñ Mamoun pour mu doxali ko jàmm waaye nag visitu xalifa bii moom waa Soudan ci boppam ñoom ñoo soxla woon sàkku ci xalifa bi pour mu ñëw fa waxtaan ak mbooloo mi waxtaan ak mbokk jullit yëpp pour luy delloo si jàmm foofu ci Soudan yónnee woon seen benn vice président pour mu indi invitation bi vice président bi moo ñëwal boppam fii indi invitation bi vice président bi ñan ñoo fa jote woon rek très rapidement bon xam nga problème Soudan nag faction yi bari la waaw dafa am ay ethnie am na ethnie yi ñuy wax am Four am na ethnie yi ñuy wax Neyla am na ethnie yi ñuy wax Zanal donc querelle ethnique la yàgg na ça a commencé depuis les années 83 85 ba 86 am na beneen problème boo xam ne yaakaar naa su ma juumul mu ngi déclenché woon entre 1996 ak 98 2003 également amoon na problème donc mais xalifa bi moom yàggu fa macha allah te am ci ndam nii loolu tamit lan moo koy expliquer waaw li ma yaakaar ne moo koy expliquer loolu il faut ñu dellu ci diine l'islam la rek parce que dafa nekk loo xam ne gis naa ko muy wax ak ñoom moom moo mun ci télé bi gis naa ko muy wax ak ñoom ak yëpp mais dama bëgg wax ci diir bu gàtt boobu ñoom ñëpp ñu nangul ko nii yéeme na daal yéeme na waaw xam te ñi jéem bëri na yàgg na xam nga li tax ma yaakaar mu possible mooy dafa fekk ay nit ñoo xam ne dañ koo reconnaître comme autorité dañ koy dëgg waaw parce que ay taalibe Baay Ñas lañ mais nit ñoo xam ne également ay jullit lañ nekk ci turux yi nekk dans le soufisme comme ñun ñooñu tamit
bu demee yóbbu message yu l'islam wax ak ñoom ci diine. yaakaar naa dina yomb. pour ñu déglu ko. te yaakaar naa loolu bokk na ci li nga xam ne moom mooy secret visite bi. loolu laa bëggoon wax di wax nag ne invitation boobu bi mu amee. moom bi muy dem. d'ailleurs boo xoolee délégation bi mu àndal rek. ñan la àndal di nga xam dimension wu Cheikh Ibrahima Niass parce que ci biir délégation bi am na ay muqaddam yoo xam ne ñii ay Mauritaniens lañ. ñii ay Nigériens lañ. am na ci benn doomu. donc délégation internationale la defal yow internationale am na ay muqaddam yu jóge Mauritanie. am yu jóge Nigéria am kii ñu ànd ak moom dem foofu. d'ailleurs am na sëtu Cheikhul Hadi boobu ma lay wax. Ould Seyd. bu nekk ci biir délégation bi ñu koy wax Cheikh Tidiane Ould Seyd. mais am na ci également ku ñuy wax Haj Misri am na ci ku ñuy wax Hafiz Ould Nahwi am na ci ku ñuy wax Ibrahima Bocci muy doomu Taïb Bocci bu Nigéria parce que zone boobu yëpp daanaka dafa nekk zone boo xam ne bëri na taalibe Baay Ñas lool macha allah. yeneen këru diine yi ndax kii boole ngeen leen ci xew mi. yu Sénégal waaw yu Sénégal. non yëguma yeneen këru diine yu bokk ci délégation bi. mais li ma xam mooy bi ñu demee. xalifa bi mu yeggee mardi yi ci fajar. visite bi gannaaw bi mu gisanteeg autorité réew mi parce que su ma juumut le ministre de la coopération et des affaires sociales moo ko accueillir. après vice-président bi accueillir na ko. beneen kilifa accueillir ko également avant président bi di ko accueillir. mais gannaaw gisante boobu mu gisanteeg autorité état bi aussi. dafa amoon benn daje boo xam ne daf ko waroon a def ak borom xam-xamu diine yi. foofu nag daje wu doon ak taalibe Baay Ñas yi rek. jullit yi yëpp la daje woon. dañ ko ñu def fa benn conférence boo xam ne moom moo ko doon animé. di waxtaan ci jàmm diine ak jàmm diggante jullit ak moromam diggante nit ak moromam rek nan lañ war a dunde ci jàmm. rey nit ni mu nekkee lu délicat ci diine l'islam. conférence boobu la def ba pare bi mu ko defee ba pare ci la am rencontre ak yeneen turux suufi yi nekk foofu yëpp ba pare. ñu créer ko beneen daje boo xam ne da doon daje ak ñi nga xam ne ñooy faction rebelle yi nekk foofu mu waxtaan ak ñoom bi mu waxtaan ak ñoom ba pare ci la réconciliation bi nag door a mën a possible nga xam ne dafa dajale ñi nga xam ne ñoo nekkoon en front Inch'Allah parce que après première semaine bi nga xam ne Khartoum la ko def ak li ko wër après dafa dem zone Darfour bi mooy zone bi gën a dangereux exactement d'ailleurs fa la ay wa nekk rapporté nañ ñu ne bi muy dem président bi mu ngi koy wax ne ko yaa ngi koy dem ci zone bu jafe yaa ngi dem ci zone bu bëri insécurité mais ñun wóor nañu ne la fa nekk Tijaaniya am na doole goo xam ne déggal nañ leen déggal boo xam ne boo wax ak ñoom yàlla mën nañoo may jàmm dellu si te yàlla def na sutura boobu te vraiment sutura boobu yàlla def na ko ña fa nekkoon yëpp jël nañ engagement pour wéer seeni ngànnaay pour waxtaan pour jàmm dellu buñ ko teeroo incha allah aéroport Léopold Sédar Senghor ba pare 14h ñu fàttali ko 2h maanaam ci ngoon si fan la jëm lan mooy programme bi. buñ ko fan lay teeroo wàcc aéroport bu fa wàccee dafay dem Médina incha allah. fa lay jubal directement. fa lay jubal incha allah d'accord amul escale Dakar fuñ koy dalal wala yooyu day dem directement. déedéet dafay dem Médina incha allahu taala Médina Baye parce que xam naa bu fiy wàcc comme ay 14h jëm 15h la. dañuy fexe rek mu gaaw a génn ak Dakar ak xat-xat yi nga xam bugguñoo sonal nit ñi trop parce que xam nga comme dafay génn ak délégation il faut mu am ay escorte ak yooyu te heure bu nit ñi wàcc di circuler la Dakar moo tax bugguñoo créer vraiment ay jafe-jafe dem ba Soudan am fa ndam lu ni mel mais fii aussi ci langue politique bi surtout lañ ko gën a seetlu xët-xët yi ci am incha allah bu ñëwee loo xalaat tamit ni ngir dalal langue politique bi ak aussi Sénégal dina ko am ci taxawaay. waaw loolu yaakaar naa ne xaarut sax ba dem pour ñëw pour kiyaat si parce que loolu moom dëgg la sëñ Maay dëgg la depuis ba ko fi yàlla tegee ba léegi waaw dégg nañ discours am dégg nañ discours bi bi mu nekkee xalif la Sénégal yëpp dégg discours bi noonu mais discours am loolu la mos a doon ñun ñi nga xam ne miin nañ ko xam nañ ko parce que ñun jaar nañ université maa ngi fàttaliku en 1987 88 ñun bi ñu nekk ci daayira étudiants yi à l'époque xalifa bi fi nekkoon El Hadj Abdoulaye Niass moom la ñu boolee toon nañu kii mooy seen njaatige Medina dee leen dal ci moom ba tey jii nii daayira étudiants yi bu ñu demee këram la ñuy dal macha allah donc il a toujours été un homme boo xam ne géopolitique internationale ak jàmm àddina bi ak rôle bi ci l'islam war a joué da ko soxal ak gëm bi nga xam ne nit ñi moom la ñu war a gëm seen bopp gëm li leen yàlla may pour taxaw fas jom liggéey seen propre développement parce que développement réew du ay doomu jàmbur ñooy jóge ci biti ñëw indi ko doomu réew may koy def te li may lancer appel surtout ñi nga xam ne ñooy jiite réew mi surtout fii Sénégal mooy ñu ngi am richesse yoo xam ne
nañ ko jëlaale en compte. muy ci ni ñuy gérer réew mi. mooy kilifa diine yi. tey Medina Baye Niass moo ay rek. mais kilifa diine yi yëpp. ay richesse yoo xam ne lañ. liggéey nañ fi liggéey boo xam ne suñ ko jëlee en compte ci doxal bi ñuy doxal réew mi. yàlla mën nañoo dimbale. ci économie gars yi dañuy wax théorie des avantages comparatifs. mais soo jëlee fi mu nekk nii Sénégal ak yeneen réew Mauritanie Soudan Nigéria et cetera. mais ñun am nañ avantage comparatif par rapport ak ñoom parce que ñu ngi am sëriñ boo xam ne sénégalais la. ñoom ñëpp ñu koy noyee. kon nangul ko déggal ko kon loolu yaakaar naa ne suñu autorités yi war nañ ko gën a jël en compte te bañ rek di leen interroger di leen sàkku bu problème amee. waaw xaar ba problème xam nga récemment même fii Sénégal sax ci climat social bi mu amee gars yi dañ dellu ci kilifa diine fii Soudan jafe-jafe tax ñu ñëw woo sëriñ bi pour mu dellu si Nigéria dina fay delloo waaye nag il faut être préventif. la ma yaakaar ne li nit ñi gis ci sëriñ si ba topp leen óolu leen ba bu ñu waxee ak ñoom ñu dégg ak ñoom suñ doon dellu ci sëriñ soos politique yi nga xam ne ñu ngi koy mëne ci réew mi muy politique u njàngale muy politique u développement muy politique lu mu mënti doon ñu jël xalaat ak xam-xamu daara jooju boole ko xam-xamu école bi. yaakaar naa dina gën a baax pour réew mi. au lieu que rek ñuy toog toujours di xaar. bu ñàkk déggu amee ci langue politique yi. ñu door a dem ci sëriñ si pour oo leen ne leen kaay leen fay coow bi ak affaire alors man daal loolu maa ngi ci seen kuréel gi tamit jar na xëy na nga miineel ñu ko tuuti lan mooy seen taxawaay ci faydu bi. waaw kuréel gi moom mooy jamiyatu Ansaarud-Din. laajoon nañ ma ko benn bés ma ne leen man jamiyatu Ansaarud-Din su ma koy définir dama naan mooy Baye Niass ak taalibe bi. parce que moom moo ne mooy saaxibul fayda tijaan ñi ko gëm yëpp topp ko. mu créé jamiyatu Ansaarud-Din ne képp kuy taalibeem na nga bokk ci association boobu wutal ko récépissé en 1960 depuis le 31 octobre. 1960. avril lañ am indépendance. octobre 1960. récépissé bi en tête bi fédération du Mali moo ci nekk. kon xam nga kooku méngóo naag jamono. dëgg la kon Ansaarud-Din mooy Baye Niass ak taalibeem. maintenant dañ ko war di organiser. di ko méngaleeg jamono parce que jamono dafay évoluer. ni nga xamee ne l'islam du nekk mukk en porte-à-faux ak jamono kuréelu l'islam également dafa war di beesal boppam ba nga xam ne toujours dafay méngoo ak jamono jooju jamiyatu Ansaarud-Din boobu nag moom nga xam ne moo takki taalibe yëpp moo jël initiative depuis ba sëriñ bi demee ne buy ñëw dañ koy accueillir surtout bi mu demee ba dem ay fan ba nga xam ne résultat yu am solo yi nga xam ne dégg nañ ko ci ñu ne vraiment lii nag jar na ñu teral ko ni nga xam ne moom la ñuy terale bépp doomu Sénégal boo xam ne def na lu ko jar te yaakaar naa lii jar na ko moo tax vraiment jamiyatu Ansaarud-Din boobu nga xam ne tey ki ko jiite mooy Cheikh Mouhamadul Mounhamina Ibrahima Niass mu ngi oo ñëpp oote woon na waaye ñu ngi beesal oote boobu ci turam pour que sénégalais yëpp ñëw tertu seen doom seen kilifa diine boo xam ne beneen réewu Afrique yaakaaroon na ko mu dem doxal leen jàmm ba loolu la yàlla def ci tawfiix may ci ay ndam. vraiment yaakaar nañ ne kooku buñ koy tertu war nañoo mën a oo képp koo xam ne doomu Sénégal nga tertu nañu ko. xalifa boo fii ci Dakar ak fee ci Medina Baye. xalifa boo gis dafa am luy marqué magistère am yow loo jàpp ni Cheikh Mouhamadul Mahi Niass bi moo nar a nekk empreinte am ci faydu bi. waaw li ma ci gën a jàpp daal mooy appel bi muy lancé. pour surtout woo jeunes yi. ñu gën a gëm seen bopp. gëm ne yàlla moom mooy maye. te yàlla mi leen judduloo Sénégal gi may na leen Sénégal loo xam ne buñ góorgóorloo yàlla mën na leen a dimbale. ba nga xam ne dootuñ ñee benn réew bu ñuy tudde tey réew bu développé. ba tax ñu fiy bàyyi seen réew mi di dem souvent ci réew yooyu ci ay conditions yu jafe. moom loolu appel boo xam ne la toujours mu ngi ci dëkk. moo tax bi mu dooree toog nii lim njëkk a wax bokk na boog ci yim njëkk a wax mooy dafay dekkal tool baay. appel à tout le monde vers un retour vers l'agriculture. na nit ñi dellu. bay suuf si yàlla mooy maye. te yàlla may na Sénégal ci biir suufam si loo xam ne. suñ góorgóorloo yëngatu ci dinañ ci am suñ teraanga ñun ñëpp. ba dootuñ soxlaa génn wala suñ doom yi di génn di dem feneen loolu daal xam naa ne. lu ko soxal la te ba mu toogee ba léegi mu ngi ciy wax lu ko soxal la également discipline nit ñi yaru parce que yar bu amul daanaka développement mënta am yar bu amul développement mënta am soxal na ko itamit yar ci ñëpp ñaar ci yëpp ñëpp yar muy askan wi di kilifa yi jiite ñëpp
ñëpp parce que ñàkk yar moom fu mu nekk rek désordre lay tekki te désordre tawfeex mënu ci judd développement mënu ci judd. njàng mi yaa ngi ci doon addu ni mu bëggee it nit ñi jàng. xale yi ni mu bëggee nit ñi jàng rawat ñëpp la bëgguñu jàng. parce que d'ailleurs moom avant muy nekk xalif nii moom moo doon directeur institut islamique. El Hadj Abdoulaye Niass bi nekk Médina. gannaaw bi mu nekkee xalifa la ko jox kenn. ci rakkam yi. mais moom xam-xam. dafa toll ci moom. foo xam ne vraiment bu sañoon. su nekkee daal am na loo xam ne moo tax nit war di sonn mooy sàkku xam-xam. sàkku xam-xam. kon foo ko fekk mu ngi gëstu. mu ngi ci gëstu bi foo ko fekk mu ngi gëstu. kon sëñ Cheikh. te foo ko fekk mu ngi ittewoo ittey jullit yi ittey àddina bi. mu ngi déglu li xew et cetera toujours pour mu mën ci apporter contribution am ci solution. kon xëy na ñu dellu siwaat ci xew-xew bi rek moom la ñuy tàggoo lan ngay mujjee dénk téléspectateurs yi. waaw li ñu leen ay mujjee dénk daal mooy vraiment gannaaw sant yàlla bu baax beneen yoon. oo mbooloo mi yëpp. ñu ñëw dimbale ñu teertu lañu suñu sëriñ bi. fii ci aéroport Léopold Sédar Senghor suba. à partir de 13h incha allah parce que 14h la fi war a wàcc. ñu won ko ne ko. Sénégal gii nga jóge woon daal dem defi liggéey bu rëy yi bii doomu Sénégal bi yëpp yëg nañ ko te ñu ngi ñëw di la delloo njukkal ci façon bii. toog janoog yow nga xool leen ñu xool leen ñun ñëpp ñu ñaanalante. nga dellu Kaolack. jërëjëf sëñ Cheikh. lu mel noonu également ñu ngi koy organiser Kaolack. Kaolack bu ñu fa yeggee daje bu gën a rëy ba Kaolack la. ci bés bi même ci bés bi même. parce que bu jógee fii rek day dem directement Kaolack. looloo tax kañ ngeen bëggu leen taxaw Dakar. waaw looloo tax bëgguñ taxaw Dakar. parce que Kaolack moom bëggu nañ. ni ko président Ansaroudine bi waxee Kaolack daal bëggu nañ mbooloo moo xam ne. ban place lay doon. mbooloo mu yem ni mbooloom gàmmu daje fa pour won sëriñ bi ne. kontaan nañ ci liggéey bii mu def ci biti. ban place lay doon digg Medina ci bayal bi mooy fi ñuy gàmmu. mooy fi ñuy gàmmu. kon gàmmu ngeen woote waat rek. gàmmuwaat waaw parce que xam nga gàmmu sant yàlla la. ci feet. Cheikh Ibrahima Niass dafay wax ne ci diine l'islam su la indilee feet rek mooy jaamu yàlla moo jeex feet ñëw. ajjuma da ngaa julli bu ajjuma. dëgg la tabaski da ngaa dem aji. koor da ngaa koor ba ori. waaye lii tamit da ngaa doxi mission ci diine. am ndam. vraiment ndam loolu yaakaar nañ ni war nañ koo mën a fête valablement comme gàmmu. sëñ Cheikh Tidiane Gaye ñu ngi lay gërëm di la sant. jërëjëf ñun ñoo leen di gërëm di leen sant yéen. jërëjëf yéen waa TFM yëpp ak GFM plus généralement. jërëjëf kon ñuy dellu di ndokkeel xalifa bu tedd bi ci ndam loolu ko yàlla defal ak sutura bi defal ko Sénégal. soxna Fatou Kiné Deme teew na léegi xibaaru marax yi ci kattanu borom bi gannaaw boobu dinañ dellu siwaat soir d'info ci nasaraan lañ koy yeggalee jërë ngeen jëf.